di topp seen giiru dund. nit violenté na jabaram ba doomam bu góor doon na ko ci moom yaakaar ne jigéen bu mu gis rek dóor am na ci wàll boo laajee ay enquête wala dara ñu ne la nii de la papaam doon def yaayam et pourtant dañu ne bu ko muñee amaana mën na ci jur doom yu baax am nañu ko fii wax lu mu metti metti muñal ngir sa njaboot te ci biir njaboot boobu tu vas retrouver une personne qui va perpétuer action yi nga doon def kon kooku du réussite nga ci am bien au contraire da nga indi ay génération de personnes yoo xam ne dañuy dóoraate bu fekkee jigéen aussi pour man bokk na ci li gën a ñaaw ci àdduna ngay seeg doomu aadama bëri na fi titre yëpp soo de na jëkkër ji soo de na wujj bi dóor na jabar ji parce qu'on n'a pas dit violence faite aux femmes on a parlé de violence conjugale donc ñëpp laay ñàmbas. C'est vrai. Et pourquoi on arrive à situation boo xam ne jigéen day tàngal ndox ba mu tàng sotti ko borom këram sa tàngal diwlin ba mu tàng ñu ne parce que daf ko utal wujj alors que tu as simplement le droit de quitter la maison. Simple comme bonjour. ñaan ko baat bul yàq àddunaam dinañ ne ma degré muñ ñi ñoo bokkul je suis désolée. ndax mbiru bakken la ñuy wax yow sa bien-être ndax dala def lu la naqari mais que le bakkenam xaj na ci ndox bi nga koy sotti ba diwlin kon yow li mu la def tu es capable de lui faire pire moom daf la takkal wujj yow tu es capable du pire mooy jël bakken donc il faudra que les gens. muy violence entre les femmes. ah mais oui borom kër gi d'abord nga jóge ci loolu dem ci sa moromu jigéen boo xam ne da nga ne da nga ko rey parce que dañ koo indi ci biir kër gi. il y a un problème Sophie. wala nga liggéey ko mu dof. wala nga liggéey ko mu dof bëri na fi génn kër gi gàddaay ñuy wax kii de bañ ko takkee indi ko ci kër gi. kon naawtal lañ ko naawtal mu dem. et c'est des formes de violence yoo xam ne amul lu koy justifier pour la bonne et simple raison que ne yàlla dafa àtte démb. tu n'en peux plus demande le divorce demal. ak lu mu metti metti man muñ bi fa laa koy xaar mooy def na la lu la metti. tàgg nga ko dem da nga muñ amaana sax yàlla boole la ak borom kër bu la dul takkal wujju mais bul arriver à des violences ou ay affaires yoo xam ne bu ëllëgee mën nga koo rëccu ndax moo fi soodee woon ba ay doomam ngay dégg ak yeneen am na sax noo xam ne dañ ko def ba pare xaru wala def ko dootuñu mën a nekkati ci biir société bi parce qu'on est dans une société aussi très violente lu waaye def ñu fàttali la ko ay jamono muy premier point bi deuxième point bi dóor na jabaram gis nga man ay affaire de violence teguma ko ci ay nangu na nanguwul tu sais Prospère am na jigéen yoo xam ne nangul nañ seen jëkkër nekk ak ñoom ku góor ki di leen dóor suba ak ngoon un alcoolique ak yeneen yoo xam ne xooluñu nga nangu ñàkk nangu dañuy tabase every day ñu nekk ah waaw d'accord yow mën nga ko woowee nu la neex rek waxatoo ma nit man waaw non mën nga ko woowee nu la neex je veux juste te dire que y a des femmes yu nangul seen borom kër ñooy sang sax defar ba mu jekk pour kenn xam ne dafa màndi ji woon ci biti ñu jàpp di ko dóor suba ba ngoon à cette femme kooku nattu la effectivement mais kooku munoo waxu violence mu nangu ñàkk nangu man damay ñëwaat si la base vous allez me dire que thème bu ñu ñëw nga ñëwaat ci base mais ñun ñëpp loolu mooy suñu àdduna l'éducation nañu yar suñu doom yu góor yi ci yërmande yar suñu doom yu jigéen yi ci respect parce que en fait tu respectes ton mari tu l'aimes nga boole ko ak cër bi Prospère di wax mais problème du am ci biir kër gi wala bu problème amee sax ni ñuy waxee boo leen ko mënul régler yaa les parents ñun chance boobu la ñu am ci société bi xëy na rek wadd ci àdduna problème dina am nga dem wax ko sa papa Benoît ni ko ah papa jaaxle naa mu tegaat la ci yoon mais il y a un sérieux problème parce que bu dee góor la nee naa jigéen nga yar ko ci respect góor nga yar ko ci yërmande et ça commence par ci biir kër gi mu commencé di dóore di def yenn yi nga ne ko Prospère kaay góor du dóor jigéen am na góor yoo xam ne lu leen seen jabar nangulul mata duñ ko teg loxo c'est des hommes qui disent du ma mës a dóor jigéen sama àdduna sama loxo bii mësul laal jigéen sama loxo bii du mës a laal jigéen ça existe loolu dafay ancré ci nit bas âge la mu commencé di développer yenn violence yi sa doom bu góor la nga woo ko ba mu ñëw faut pas faire ça jigéen kenn du ko dóor est-ce que bu ñu dóoroon maman dina la neex boo ne woon jamet fekk nit dóor yaay dina la neex mu peser le pour et le contre commencé di calmer wu noonu lay màggaale ba doo ko dégg ci ay violence conjugale ndax mu génne la këram moo koy gën a yomb mu jàpp la di la dóor ci biir këram parce que am na loo xam ne bu xasee ba am il faut le dire day wàññi éviter violence conjugale day tax ne nit ñi duñu dund ci biir kër yi hypocrisie xam mës naa ko wax fii ci benn émission dormir avec ton ennemi am na de mooy ne nee nañ la muñal rek
dellul ci kër gi nga dellu ngir parents yi alors que dara desatu fa ngay séq ak moom sax alors que dara desatu fa donc violence conjugale yi li muy jur kenn xamu ko et dafay indi ay conséquences yu désastreuses maintenant par degré la dama ko doon wax ñu naa ma non dóor la ku la dóor benn yoon dina la dóor ñaari yoon attention lakk sax par degré la brûlure premier degré da ngay dem médecin bi prescrire la garab yu simple ak yooyu saf na mais dina dem second degré ba bi nga xamante ni il faudra sax amaana da ngay dugg comment il y a des hommes qui n'ont jamais frappé leur femme wala jigéen bu musul tontu jëkkëram je prends un exemple tey Benoît nekk na góor bu baax say ak Mata musuñu am problème ñu xëy benn bés mbir mi dégénéré Benoît mbéj Mata foofu dama ne seul Mata est habile génn ngeen 20 ans sëy ngeen 30 ans benn yoon boobu la mës a teg loxo on peut pas être des juges catégoriques am ku ne ma non ku la dóor benn yoon dana la dóor ñaari yoon ma ne la attention mësta dóore